wax dëgg yàlla lu rafet la moom parce que kuy jàppale ay ndaw xam nga initiative bu nice quoi wax dëgg yàlla quoi bilaay. mais mën nañ jàpp ne Dakar bëri na ay milieu lu ñu mën a bëree lu dul Iba Mar ak Demba Diop. mais trop exemple la xam nga nañu bàyyi bu wax ñu ne lamb dafa am violence amul violence ñun ay mbër lañ boo seetee football ñaari équipe ñooy football lamb 20 ans ñooy dajee te bu 20 ans dajee te coow du am ndax lamb amul violence mën nañu bëree fu ne nag fu ne xool yi naa si entrée gratuite xool lu man di seetaan. waaw yegg si monument bi di seetaan lamb. dafa nice lu nice la bilaay walaay. yéen seen journée tey nar na métti yow Thiaka ak Mamady. non mais miinante nañ xamante nañ. xamante ngeen man xam naa loolu. waaw donc mu ñoom sax man xëy la koo fekk damay dal sa kaw. bés bi rafet ñuy féliciter di remercier directeur parce que lii rafet na trop aussi permettre na culture service yi nga xam ne ministère de la culture yëpp ñoo parrainé lii ànd ak moom ci loolu ba mu rafet nii ci turu président de la république ci turu ministre de la culture ministre de la communication Mbagnick Ndiaye moo tax ñu ñëw vraiment accompagner ko ànd ak moom pour que culture jëm ci kanam te ñoo ngi ci. mais li nga ko organiser si béréb bi neex na la. voilà lu kii la nag initiative bu bees la ñu def ko
pour nit ñi xam ne place bi aussi mun na accueillir lu mel nii. mais directeur bu ma gisee lii tey monument de la renaissance ku ko wax culture Sénégal tubaab bi dañuy ñëw africains yi dañuy ñëw lii da nga ne pour vulgariser la culture sénégalaise te bu ñu ne monument de la renaissance dañuy wax culture nga boole ci ak lu ni mel mais est-ce que directeur yéexu leen ko def parce que lii day gën a jaay béréb bi. waaw daf koy jaay moom loolu dégg gu wér nga wax xëy na yéex nañu ko def mais xam nga lu nekk rek étape par étape lay doon def nañ fi ay concert def nañ fi ay colloque mais lii moom xam naa ne même su fekkee yéex na dina marqué point yu fort a fort pour li ñu tuddee la destination Sénégal loolu wóor nañu ñun incha allah. alors ban programme ngeen di tëral pour pérenniser lii parce que maa ngi gis nit ñaa ngi ñëw nit ñaa ngi visiter ñu ngi déglu culture ñu ngi seetaan lamb. c'est important. waaw li ma la mën a wax daal mooy lii ñu def tey nii dina law incha allah dinañ fi organiser ay lamb yu bare dinañ fi organiser ay manifestations artistiques yu bare dinañ fi organiser ay manifestations culturelles yu bare dinañ dem à l'intérieur du Sénégal à l'intérieur de l'Afrique dem jëli Nigériens yi Ivoiriens yi dem jëli Burundais yi ñu ñëw fii ci monument de la Renaissance wone li nga xam ne moom la Afrique am te nag dafa ne nag monument de la Renaissance du rek fàttaliku li fi amoon muy suñu culture dañ bëgg ñu sukkandiku ci pour jëm kanam. mbokk yi ñu ngi ci demi-finale fii monument de la Renaissance africaine attention Serigne Ndiaye ak Mamady Ndiaye ña ngay bëre fee ñaari Ndiaye jaata Ndiaye ñaari doomu baay beneen demi-finale bi Thiaga Faye la Thiaga Faye ma ngay daje keneen moom it kii jàppuñu turam mais ñoom ñaar beneen demi-finale Serigne Ndiaye Mamady Ndiaye oh war na ko ndomba Mamady war na ko ndomba lan la Serigne di def Mamady da koy daan ñetti appi da amul dara Serigne Ndiaye bañ na Serigne Ndiaye jox na ko tànk bi retourné na Serigne Ndiaye mi ngi koy déglu attention roof na ko caxabal léegi Serigne Ndiaye di ko seetaan Serigne Ndiaye seetaan na ko daan na ko Serigne Ndiaye daan na Mamady waaye lii lu mu doon mais Serigne Ndiaye mi naan di tëla de daf ko bàyyi rek muy manœuvrer il est lucide Mamady wala boog Serigne Ndiaye attention Thiaga Faye ak gone ga daan na ko doole doxul jàmm final Thiaga Faye ak Serigne Ndiaye numéro 2 alias Coriace Cheikh Tidiane ñu ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar. alors premièrement li ma lay njëkk a laaj lamb ñu organiser ko fii monument de la Renaissance noo ko gisee. gisee naa ko bien passé waaw bien ñu ngi ko bien passé waaw fii moom lépp jàmm waaw parce que. fi organiser ay lamb. waaw peut-être mu neen organiser lamb comme lamb yu mel nii rek waaw parce que lamb moom fu amee non violence rek baax na quoi. alors ngeen jógee fële jeu de la francophonie ngeen nekkaat premier jëlaat médaille d'or tàmm ngeen loolu de yéen tàmm ngeen jël médaille d'or macha allah. waaw bien sûr ñun moom dañoo mérité di jël ay médaille d'or. lan moo ko waral liggéey bi. waaw dañuy liggéey bu baax suñu regroupement dañ koy passé normal ñun moom lenn rek la ñuy ñaan waa téléspectateurs yi ngeen jàpp ji président wala ministère ñu jàppale ñu rek. loolu moo ma jaax loolu man maa la koy waxal ñii yàgg nañoo dem bitim réew di jël ay médaille d'or culture bi la ñuy jaay sol drapeau vert jaune rouge waa léegi lan moo tax mënuñu leen recevoir ñii nii. waaw yoon la de wax dëgg si yàlla bëgg nañu ko quoi nañu jàppale gouvernement bi nañu jàppale parce que dem nañ fi Niger ñëw gaa yëpp di am yaakaar mooy loolu ñu ñëw Dakar aussi CEDEAO bu passé ñu jël ko ñi am yaakaar tamit mooy loolu xam nga ñu dem Abidjan tamit yàlla def 10 médailles yu fa jóge yëpp lutteurs yi ñoo ko indi. est-ce que xam nga ne affaire bi du ñaan lu war la. waaw ko war parce que drapeau réew mi ngeen yóbbu woon. waaw waa Sénégal yëpp yéene nañ ñu ko parce que foo romb rek dañ lay wax booy ndax recevoir lañ leen mën naa am nag daa président de see jotagul mais daal ñu ngi koy ñaan daal bu si jotee mu jàppale ñu daal parce que ay jeunes lañ te dañoo bëgg a teral suñuy waajur wax dëgg si yàlla bëgg nañ ñu jàppale ñu trop. au monument de la Renaissance africaine finale bi Thiaga Faye ak Serigne Ndiaye numéro 2 Thiaga Faye moo nekk suñu ndeyjoor moo ñu wan nii ginnaaw Serigne Ndiaye 2 moo ñu xaw a wan ganam nekk à gauche au total 31 lutteurs lañ woon tey ñoo di fi lu am solo mu am concours bac vainqueur bi day jël 100 000 francs le deuxième 50 000 francs attention finale baa ngoog Serigne Ndiaye 2 ak Thiaga Faye àgg nañ suuf ñetti appui Serigne Ndiaye ñeme na ko daan na Thiaga Faye la ilaha illallah suivez-moi ce lutteur là
gis nga kii tàmm na ñaay bi moo tax xool leen ambiance bi fii ci monument de la Renaissance xam ngeen lii rafet na. Merci Baba Diaw, merci également Pape Maguette. Non, c'est vraiment exceptionnel et c'est très beau. Max mu nekk lu am solo lu nga xam ni dañ ci am ñaari jàngat yu ñu ciy jàngat mooy benn bi d'abord wane nañu culture u Sénégal aada Sénégal yóbbu ko ci monument de la Renaissance wante li directeur wax dafa am solo tey xale yi pour jaay la destination Sénégal lu mel nii dañu war di ko gën di dooleel di ko gën di organiser parce que bu dee jant rek ñëpp am nañu ko bu dee géej ñëpp am nañu ko moom la ñuy wax le tourisme balnéaire tey dañu toll ci fu nga xam ne bu ñu bëggee jaay la destination Sénégal booster la destination Sénégal il faut ñu multiplier les produits touristiques et je crois que tey le produit bu gën a baax làmb bu gën a rafet làmb bu gën a taaru làmb jafe na pour nga trouver ko pour mën a booster la destination Sénégal bëre nañu jaay nañu suñu culture wane nañu aada ak cosaanu Sénégal mais li ci gën a neex mooy xale yi nga xam ne barki démb dañu jógee jeu de la francophonie toj ko fukki médaille la ñu fi indi avant loolu dem nañu Niamey toj ko indi fi médaille d'or yi ci jeu de la CEDEAO ñu indiwaat nañ tournoi de Dakar xale yi jëlaat ko équipe nationale la ñu représenté drapeau national la ñu représenté mais li war ci ñoom ba léegi defaguñu ko tey le directeur du monument de la Renaissance monsieur Racine Senghor ñi ngi koy remercier parce que wane na yoon bi woo na leen invité leen sargal leen tatagal leen neexal leen lu neexal ba tuuti tuuti yaakaar naa ni symbole la pour wan leen li ngeen def réew mi yëg na ko askan bi yëg na ko mais loolu kenn waru ci jiitu autorité yi Max Mbargane. waaw xam nga El Hadj Malick mooy li may wax rek li ma naan làmb ci réew mi la dëkk ki organiser li comprendre na ko moom. dëgg la. ndax fa mu ko defee ak na mu ko defee. oh image yi dañoo rafet. te dompot ci sot la bokk. léegi baaba jógee ca papa yaay doom daal di wàcc ci suuf Lamine dee ma joxaale loolu. xam nga defoon nañ fa signature contrat. Balla Gaye numéro 2 ak Eumeu Sène. dëgg la. tey ñu def fa làmb troupe ndaw rab bi nii ñëw. séeréer yi ak seen leket yi. taarix génn cosaan génn. loolu dafa am solo alaaj ndax ñun ñoo ko moom jëggaani wuñu ko. jëggaani wuñu ko. mu doon loo xamante ni dañ koy rafetlu mbiru Lions yi nag bu la ci kenn nag alaaj Malick njiitu réew moo ne woon ku def lu rëy am lu rëy. ñoom waxuma def lu rëy waaye defeti nañ lu rëy. defeti nañ ko. kon yeyoo nañ jërëjëf. recevoir leen jox leen li ñu yelloo ndax it nag réew mépp lañ ko defal. ñaareel ba li tax ñu yeeyoo ko mooy bëri nañ ñoo xam ne ay ndaanaan lañu mais dañuy moytu équipe nationale dañ naan amul xaalis mën nga faa am blessure sa carrière yàqu. dañ toog fi xaar bëri dóor bi. dëgg la kon ñoom bu ñu jëlee risque yooyu yëpp dem ne suñ réew jaral nañu ko nag bu ñu yeeyoo njiitu réew meeg ñi mu àndal war leen a recevoir nag sargal leen Alaaji Maalik. loolu jaadu na te loolu également c'est légitime ci ay nit yu nga xam ne dañu dem indi raaya indeeti raaya yëkkati drapeau Sénégal jeu de la francophonie yaakaar naa ne l'attraction c'était l'équipe nationale de lutte du Sénégal ci seen wàllu liñ doon wone ci seen wàllu niñ doon bëree mais ci seen i débat ak seen i xarfa xuufa ak seen i bàkku loolu moom moo toj francophonie bi ba ñëpp kontaan ñu jël fa fukki médaille tey bu Sénégal pesé sur la balance ci wàllu médaille lamb moom moo ci def lu am solo kon yaakaar naa ni war nañu ko gën a gestu war nañu ko gën a dooleel alors ñu daal di nag dugg ci bëre dóor dem stadium Iba Mar Diop ànd ak Fallou Ndiaye mu def fa journée bu am solo également suñu première invité tey nekk ki nga xam ni moo di Bébé Birahim moom moo fa bëre ak Moussa Balla Gaye mais mu nekk journée bu nga xam ne aussi la mu ca dëxëñ moo di présenter tournoi bi nga xam ni war na ko ameel saison prochaine mu nekk lu mel ni CLAF.
mu doon calaf nee na ma danaa ko tuddee tournoi ndax ginnaaw ba calaf bi Gaston la woon. bi boo seetoo ci interview bi sax nee na dinaa wax nan laay tuddee tournoi bi. mais loo ci mënti dégg muy initiative boo xam ne dañ koy rafetlu mais bara ñoo sori rek pour ma bañ a fàtte samedi bi di ñëw bu ci yàlla àndee moo doon nuit des arènes. bi CNG di organiser chaque année saa wu làmb ji tëjee. fii lay doon ci Kiki Traiteur bi ne fii Maris sa fi nga ne. fi ma nekk fa lañ koy defee. 20h30 ñi ci woo axlu làmb yëpp. wala balaa loolu Serigne Modou Niang mooy tëj làmb ji suba. waaw moom mooy tëj làmb ji suba. mais samedi mooy nuit des arènes. bi CNG di organiser. Serigne Modou Niang am journée bu mag bu muy tëgg suba. boo xamante ni Ziza moo koy bëre ak Modou Awa. ñu ci woo njabootu làmb yëpp ñu saafonte tàggoo bër weer. ak fukki fan ak juróom dellu si waat ndax bul fàtte nag ndax le 29 octobre Alaaji Malick. saison bi day teel a ubbi. day teel a ubbi mu nekk drapeau son excellence maître Abdoulaye Wade keroog bi ñu invité Serigne Modou wane woon nañu drapeau bi mu waroon ko tëgg Kébémer mais bi ñu demee ba mbir mi des ñetti fan muy jeudi bi ci la Serigne Modou Niang dugal li nga xam ne moo di demande pour ñu accepter ko manifestation bi mais il paraît que préfet bi moom moo bañ ni manifestation bi du fa am joxe na ay raisons de sécurité ay raisons de délai yu nga xamante ni 72 heures ferme ak yu mel noonu mais yooyu baaxul loolu dafay indi leneen wala boog mu indi beneen interprétation parce que bu ñu jëlee drapeau tuddee ko maître Abdoulaye Wade yóbbu ko Kébémer préfet bi dëgg ci tànkam ni drapeau bi du fi amee quelles que soient les raisons avancées nit ñi dañuy xalaat ni mbiru politique moom moo ko lal te je pense que Sénégal dépassé na stade boobu dépassé na loolu mënoon nañ ko tëgg foofu mu jeex Serigne Modou yanu événement fu mu jublu ñu ne ko du fa ba suba la koy indiwaat Dakar tëj ko je crois que yooyu bokkul ci lu nga xam ne dafay defar les autorités yi nekk ci dëkk bi également nañuy comprendre di jéem a jàppale ñi nga xam ne ñooy jël initiative parce que jël lamb décentraliser ko dafa bokk ci liy dundal gox-goxaan yi. waaw fii daal xam naa ne bu doon fii ci Dakar. bu incident amul bu mel ni bi amoon drame bi amoon wala yu mel noonu. bu lamb ji ubbee CNG dafa indépendant. ñoom ñooy seet lamb ju war a am ak ju warta am. xaw ma nag CRG yi foofu nañ lay fonctionner. waaw autorité préfectorale ba daal moo ko tere donc yaakaar nañ ni daal mënoon na comprendre bàyyi lamb jooju am ñu tëgg ko ci jàmm ak ci salaam ku ñu mënti tëddee du drapeau mérité nga ko ci réew mi ku ñu mënti tuddi drapeau dinañ la teeru tatagal la jox la cër bi nga moom moo xam foo mënti bokk opposition ou parti au pouvoir c'est pas important li ëpp solo moo di ne nit bu ñu lay tuddee drapeau dafa am jikko ak melokaan bu nga xam ne dañ ko ràññee ci yow bëgg la jël comme exemple nga représenter le pays parce que tey bu ñu fàtte ni drapeau bi nga xam ne mooy drapeau bu mag bi diggante Modou Lo ak ki nga xam ne moo di Lac de Guiers ñu ngi ko tuddee son excellence le président de la république beneen drapeau bi nga xam ne tey moom la ñu war a tëgg ci diggante Ama Baldé ak Papa Sow ñu ngi ko tuddee le ministre des sports Matar Ba donc yooyu yëpp dafa bokk ci lu nga xam ne mooy rafetal Sénégal kon nañuy bàyyi yu sew sewaan yooyu nga xam ne dafay yàq rek te dafay tax nit ñi di ko jàppe neneen te peut-être que demeewul noonu ñi ngi lay nuyu mbër di la ziar muy bébé Birahim moom moo bëre niki démb yàlla may ko ci ndam dinañ jël siwaat ci ndam li dañ lay bàyyi rek nga nuyoo ak axlu làmb nuyoog waa Sénégal nuyoog ñi nga xam ne ñoo la jàppale. salaamaaleykum waa Sénégal waa Yoff waa Tubaab Jalaaw waa Ñangal waa Yeen waa Ngor waa Wakaam lébu yëpp maa ngi leen nuyu ginnaaw bu ma sante yàlla julli si yoonante bi di sant sama ñaari waajur di ñaanal sama papa yàlla dafal ko jàmm dafa feebar sama yaay yëpp dafa feebar. yàlla nañu wér ci jàmm ak képp ku feebar yàlla na la yàlla fëgg sa bopp yàlla na yàlla fëgg sa bopp. yàlla dimbali nga tene jàmm. maa ngi leen di nuyu père. di nuyu ñëpp di nuyu Sénégal gépp. ci condition yooyu nga dem bëree sa yaay feebar sa papa feebar. ma feebar. nga feebar yow sa bopp. parce que yaa ngi may wax ne hôpital nga nekkoon. barki Seydina Mohamed. rawal. billaahi wallaahi tallaahi rawal bi ma waree xëy bëre samedi bi ma añee ba pare si laa dem génne sama xel mi di tey may wàccu wàccu yi bañ na nag bi ma añee ba pare wàccu yi bañ na du arrêté may wàccu ba si guddi gi may wàccu i xëyaat di wàccu loolu de moom day feebal loo nit ma dem hôpital jam ñaaja dëkk bi ku ne di wax naan mbër dafa feebar mbër iska tappalawul ku ne di wax. billaahi père ku ne di wax. ba nga demee hôpital luñ la defal. ñu defal ma ñaari butéel. ñetti butéel lañ la samp. waaw moo Fallou Ndiaye. mu ne ma sama yoon na aussi. yàq sa man wol sa mélanger moo Abdou Lahad na ma naka Abdou Lahad lii bi lay mujjee butéel bi. te bu jeexee incha allah dinaa ñëw. ma dem ma ñibbi sama kër ay 4 heures. 4 heures si ngoon.
ma ñibbi sama kër fekkuma fa kenn ñëpp doxal seen soxla. yaakaar ni làmb ji du am. yaakaar ne làmb ji du am pare nañ si làmb ji. mbër mu feebar bu entré pare nañ si làmb ji. billaahi ma dem kër ga ma ñëw fekk sama gaay ma ne sama papa damay bëre ji mu ne ma ah fii de yàllaa fi ne. sama papa na fii de yàllaa fi ne. ñaanal la. man taw takk ma ne làmb ji làmb jaay perek la ñoo leen dem. billaahi. nga jaayante ko ma jaayante takk moo tax gisoo ni ma bëree. dinañ del si ci ni nga bëree. waaw dinañ del si ci ni nga bëree. parce que léegi sax dafa yëkkati pokotaan bi mais vraiment man ak Max gis nañ ko taab bi ci nekk toll na ni sama bopp bi. taab bi taab bi bënn na. non li ma ciy wax mooy am na ndam yal na ko ndam li jig. mais damaa feebar bëri ak ni mu ko waxee. loolu moom boo lëgee bu mu la dalati. parce que c'était trop risqué nag. waaw parce que dañ koy tere. waaw tey ba nga demee hôpital ñoom bañ la saytu sa wàllu wér-gu-yaram mënoon nga am këyit. buy wane ni da nga feebar mënoo bëri. parce que non xam nga. normal lii léegi kii naan kii daa tardé daa entré woon hôpital waaye instant yi nice. non kon na defa ndànk rek dama lay teg ci yoon. mu gaaw këyit bi du tardé. ba bésu làmb ja boo indee médical bu wane ne da ngaa feebar dañuy ñëw yëkkati sa loxo adversaire yow doo bëre tardé amul ba ci bés bi feebar mën nañu renvoyer combat bi mais loolu c'est trop risqué boo lëggee bul def loolu waaw xam nga nag booy dañuy demee jeunesse demee fugg demee jom mais nag aussi boo feebaree da ngay xam ni feebar nga donte yàlla may na la ndam safaan ba mënoon na am bu amoon tamit da ngay toog naan dama feebaroon nit ñi duñ la gëm donc yooyu yëpp Alaaji Malick ak li mu wax daanoo ci gën a tuuti daanoo ci gën a tuuti li la ci mënoon a fekk nag wallaay te après lamb ñetti biteel ñu samp la ko poqotaanam bi mu ko yëkkatee mënoon na la jural leneen ba doo tal waxi bëre dootu poqotaan bi mu ko yëkkatee dama ko di fiis dencal ma lii parce que lii dafa extraordinaire ay ca ñu ànd dem ba stadium Iba Mar Diop ànd ak Fallou Ndiaye production Bébé Balla sëkkatal na ko imposé replié ñu ngi lay atoo ñoom ñaar damante nañu baaraam Bébé Balla sànni na daw nañu daje ñi ngi waaw sërxal na ko bu sew waaw imposé nga koy dóor waaw Bébé Balla téye na fayu na xale yaa ngi bëre bu rëy ma ngay wax ak public bi Bébé Balla waane la ma ngay fecc waaye loolu wóorul ma ngay dox fàq na ko mu rëpp mbaar na ko waaw ma ngi koy weeru daan na ko imposé daan na ko Bébé Balla lim doon def loolu du bëre mënoo bëre di fecc da ngaa war a respecté ñi nga àndal loolu du bëre ne ko entraînement loolu du bëre ñu dégg ne waxtaan ngeen ak CNG ak yéen promoteurs yi ak ministre des sports ñuy laajaat combat bu mag boobu ñu doon seenu kañ la. waaw comme ni nga ko waxee rek
yàlla moo ñu sàkk ñun ñëpp sàkk ñu nag ak ay mbiram bii paa mu indi dogalam dogal bi mooy lan combat Lac de Guiers 2 Modou Lo ñu prévoiroon ko le 16 juillet yàlla indi li mu indi muy ndogalam ñuy ñaanal ñi ci wàññiku ñi ci gaañu ñu ñaanal leen yàlla yëkkati leen jàmm ak salaam ñu nekkaat seen ay activité bi loolu amee it toog nañu ay diir ndax ay élection daf fi amoon pour que kilifa yi jël seen ay responsabilité wax ak ñun semaine bi passé woo nañ Assane Ndiaye CNG mu ngi teewoon ak ministre bi ñu toog waxtaan ñu jàpp xamal ñu ni daal datu le 29 octobre bëgg nañ ci ma organiser Modou Lo Lac de Guiers ma nangu ko waaw noonu daal la mbir mi demee incha allah fii ak ay fan ñu commencé waat préparer li Sénégal gépp di xaar ñu daal leen koy jox su ko defee làmb gën a jëm kanam. leen li may wax mooy dégg naa am na ñu jotoon a jënd ay billets ñooñu dëgg la wala nooy def ak ñoom. ñi jotoon a jënd billet incha allah képp ku ci yor sa billet bu ma commencé jaay billet yi ba ma indilee billet boobu ma jox la billet bu bees. beneen bi ma lay laaj mooy gis naa saa wu saison di bëgg a tëj nga taxawal affiche bu mag loolu day mel day bëgg a dëggal li nga waxoon ne avocat wu lamb ji nga doo bàyyi lamb ji suux ma dégg ne tëgg nga combat bi dox ci diggante Siteu ak Gouye Gui looy wax téléspectateur yi. waaw sant yàlla rek comme ni ma ko waxee woon rek lamb moo ñu soxal lamb ci la ñu yàlla nattoo Siteu Gouye Gui comme ni nga ko waxee taxaw na yow yaay manager u Siteu. ma bëgg nga dellu si waat ci élection bi nan la tëddee. waaw élection bi def nañ ko ci jàmm ak salaam wote nañu gañe naa dogalu yàlla la xanaa di sant ñi fa teewoon ñëpp muy menacé di amateur di promoteur bépp ahlu làmb daal képp ku fa teewoon rek sant naa la gërëm naa la rawatina nag sama bokk menacé yi nga xam ne ñoom laa bokkaloon affaire bi dañu xam ne lii mënul ñàkk ñu def ko mais du xuloo du xeex du doole du dara mbiri sunu borom la yàlla boole ñu ci nattu bi nu bokk ko kon il faut lii mu am yàlla jiital na ma ci kanamu kuréel gi mais dama tàllal loxo kuréel gi yëpp amul ku falu ndomba amul ku faluwul ndomba ñu ànd liggéey kuréel gi jëm ca kanam. ndeysaan bi sifflé na ñu ngi lay atoo ñoom ñaar zéro faute ak point final moo yor ngemb lu weex li zéro faute a ngi dox ci koom waaw xeex nañu léegi zéro faute doon na ko remise bu dal zéro faute ak point final ñi ngi xeex remise su zéro faute yi dal na zéro faute mi ngi koy remise daw na jël ko daw nañu daje daw na di ko kott na ko delloosi ko bëgguma gaaw waaye arbitre nee na nañu bërewaat zéro faute ak point final sànni na ko mais dalul daw na jël ko mu rasu rëcc téyante nañu daa téye ci biti zéro faute téye ci biir point final fàq na ko bëgg koo xar mu bañ lonk na ko caxabal daan na ko point final daan na ko da ko lonk caxabal dàq ko point final zéro faute daa sonn arbitre sifflé na askawan kàppar na ko ñu ngi lay atoo ñoom ñaar askawan sànni na daw nañu daje téente nañu daw na di ko plaqué surux rëpp na xeex nañu door na ko asa ngi door askawan plaqué na ko mu bañ askawan daan na ko jël bu rëy daan na ko jël bu rëy tey mooy sa ñaateel bi journée. waaw tey mooy suñu 7e journée ñu war cee tëj. waaw gis nañ ngay waajal lu rëy mais avant booba damay wax nga woote ñu wuy si la ak it nga tëgg 7 journée yombul difficulté yi ndax am nga ci satisfaction loolu laa lay laaj. waaw mais dañuy wax sax alhamdulilah rek ndax combat bi ku ne xam na ne Gackou 2 moo ko war a bëre Thiatou Yoff ñoo Gackou 2 blessé
kon yaakaar naa bu defee Moussa Balla Gaye be Birahim grand combat isaat mel nii dañuy sant yàlla di am satisfaction comme ni nga ko waxee bu baax a baax suñu xol sedd na ndax amateur yi wuyu si nañ ñu te duñ ne sax duñ ne guleet quoi ndax vraiment heure bu ñu tëggee ñu wuyu si ñu ngi jiim tamit di leen defar loo xam ne ni heure bu ñëwee seen xol na sedd kon daal ñu ngi gërëm amateur yëpp ndax ñun tey luñ man rek amateur yi la. ndeysaan arbitre sifflé na Ada Fass moo yor ngemb lu weex li Caatu Baay Paate moo yor ngemb fax bi ñu ngi la waatoo ñoom ñëpp a takk tàkk waaye Caatu Baay Paate gën a xajam Ada Fass daw na dox ci koom Ada Fass dox na ci koom door ko sëri daw na jël ko mu bañ mu lalli ko dina ko jéem a caxabal mu bañ waaye téye na léegi ma ngi koy pataxlu seen tiré na ko lonk na ko caxabal roof na galgal léegi ma ngi koy xattar bi jiitu na Ada Fass daanu na njool doo ko xattar bee noonu da ko bàyyi ba mu déclenché mu roccee ko mu jiitu Ada Fass def na action mais c'est trop risqué ku la sut doo bëreeg moom noonu Caatu Baay Paate ak Ada Fass ñoo di mbooloo ma ña ngay ñibbi ñoo di mbooloo ma ña ngay ñibbi waaw te ay mbër yu ndaw lañu mais dañoo am ginnaaw ndeysaan arbitre sifflé waat na Loobu Yoff ak Fourrière Loobu Yoff ak Fourrière gëdd na ko dóor ko mu replier jam na ko arrêt léegi Loobu Yoff ak Fourrière Loobu Yoff waaw jam na ko léegi arrêt bu dal daw na jël ko mu rasu Loobu Yoff a ngi ca wet ga jàll na Loo ma ngi ca wet ga Loobu Yoff ma ngi ca wet ga ñi ngi tëyante génne na ko léegi jeex na Fourrière am na victoire cinquième avertissement jeex na cinquième avertissement victoire Fourrière arbitre sifflé na ñu ngi lay atoo ni Caatu Géwél ak Djigo sànni na léegi Caatu Géwél moo tent bopp bi waaw dox na ci koom xeex nañu Caatu Géwél ak Djigo damante nañu baaraam Djigo fiile na ko xeex nañu ñi ngi xeex Caatu Géwél ak Djigo lank na ko mboot daan na ko jël bi rëy na Djigo daan na Caatu Géwél jël bu rëy laa ilaaha illallaah jël bi rëy na xale bee dàq boot jaboot jël bi rëy na fils maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay père. tey bés bi yaa waroon a bëre grand combat bi sa adversaire am blessure gis nañ ne da ngaa andi sa xarit du ma ne poulain mën naa ne xarit ñu taan ko moo tax gis naa ne da ngaa découragé mais tey nga waroon a bëre woo jëm fin saison su ma la doon laaj ban jàngat nga ci am. métti na trop dëgg yàlla ndax ngay bëre combat mu des ñetti fan mu yàqu métti na mais yàlla noonu la ko bëggee foog ñu sant yàlla ndax yàlla lu mu bëggul du am quoi maa ngi master sama adversaire loxo bi yàlla wér mu ngeen ñu bëri ko si jàmm ma daan ko. mais fii sa affaire yi rafet na. merci waay. mais ngay waajal sa combat ak armée Luc Nicolaï moo ko tëgg préparation bi fu mu toll. waaw combat yi instant bi moom daanaka saison bi tëj na ba pare waaw ñu ngi ak suñuy xarit suñuy copains di vacances xam naa après tabaski bi rek incha allah ñu jublu si combat bi parce que war nañoo dem bitim réew entraîné ji quoi waaw ñu koy waaj bu baax a baax kon ni ñu doon waajee yeneen combat yi rek combat la aussi boo xamante ne dañ ko fonka parce que am na fu mu ñu mën a yóbbu. moom ak Ram daan ak Sokh Ndongolo Pape Mbaye général bu Fass ñàkk jëriñu waa gis nga doomu daango ngi noonu waa kooku mobile la doomu daango tus na léegi ba dem kooku mobile bu Grand Yoff mbooloo la moom ak Sokh ak Ram daan waa gis nga xam moom nag dafa dégg ndeysaan dégg nga déggoo moom dafa dégg déggal lool ku déggul mënoo ko arbitre sifflé na camion moo tent bopp bi Calcio moo yor ngeen mu lu weex tàll te yor ràng gu weex gi takk dàkk gi
Calcio sànni na waaye dalul Camion ko sëkkatal Camion ak Calcio damante nañu baaraam Camion jàpp na Calcio jàpp na ñi ngi xeex daw na jël ko Calcio jël na ko Camion rasu loo ko na ko jaxabal dàq ko jiitu wala nañ xaar waaw dañuy bërewaat dañoo seddoo jël bi arbitre sifflé waat na Camion ak Calcio ñi ngi téyante bëtt na ko mu lonko galgal lonku na galgal Camion jàll na wër ko ndomba mbaar na ko Calcio daan na ko da ko mbaar di rasu mu daw di ko song mu rasu mu surux def ka dappi Calcio daan na Camion dem na ba jekk wër na ndomba mu rëcc mu daw di ko dabu mu rasu mu surux def ka dappi arbitre sifflé na Pape Thiam ak Jabel ñi ngi leewaatoo ñoom ñaar Pape Thiam ak Jabel taxaw na léegi waaw léegi dër na tooñ na ko daw jël na ko Jabel rasu waaw dini loxo ba daw na jël ko Pape Thiam jël na ko Jabel bañ jàll na takk na ko jàll na wër ko ndomba ba léegi Jabel ma ngay daw jéem a génn ma ngay daw mais Pape Thiam téye na ko kal na ko daan na ko Pape Thiam daan na ko waa jël la Pape Thiam daan na ko action bi ci géew bi la ndax bëreetul ba daan na ko. macha allah liggéey bi rafet na Max Mbargane ñu lay féliciter encore une fois gars yi nag nee nañ ma mobile dégg na waaye yow mi ko reporté kenn nga du laa dégg ndax ni nga koy reporté da nga ànd ak rythme bi di dem donc loolu wane na ni yow tamit ku dégg nga ma leen Max léegi bàyyi leen dafa tuub bàyyi leen yu bari yu nga xam ne ba muy nekk mbërum làmb la ko daan def waaye nag ku yàgg cim njaw di njaw xam nga El Hadj Malick xam nga làmb moom dañ koy dund sans làmb dañuy sentir ne am na lu ñu manqué mais njaboot gépp suñu njaboot lañu moo tax loo ci mënti dégg dañuy demee yéene mais gis nañ ne daal xale yi bëri nañ ci fulla bëri nañ ci fayda rawatina nag xam nga saison buy tëj moo buy tijjee yem kenn du bëgg a daan moo waral dañuy dem ba jeex mais gis nañ arbitrage boo xamante ne nii dañ koy rafetlu parce que gis nañ ne njëlloo dafay am waaw séddoo jël parce que nit bu daanoo bu sëppee bopp ba 0 seconde ka ca des loola laal njëlloo lay doon jël bu mag ak bu ndaw daana moo tax booy séddoo bu ñu leen woowaat public bépp ay yuuxu te gis nañ ko démb ci ñaari action yoo xamante ne nii public bi ci yëpp dañuy ànd dañ ci ànd parce que Camion mi ngi wax ne d'accordul parce que dafa mel ni waa ji moo jiitu mais boo xoolaatee action bi pour nga déterminer sax kan moo jiitu c'est très difficile donc njëlloo la gën a jege que leneen waaw bi muy kee moo jiitu mais bi muy dal Camion it mi ngi dool bopp bi ak épaule bi moo tax it nag mais am na lu ko règlement may su nanguwul décision arbitre am na droit bind recours mais loo ci mënti dégg daal xale yi bëri nañ ci fula bëri nañ ci fayda te it saison bi journée bi neex na Alaaji Maalik neex na lool li waral clafu tournant kii Fallou Ndiaye bi dafa am ñaari mbër yoo xamante dañ ci bokk kii poule A kii poule B muy Ramdan ak Ndongolo Ramdan dañ ko suspendre Ndongolo dañ ko suspendre mais boo gisee ñu boole leen avant ouverture saison bi day fekk seen suspension jeex moo waral ñu boole leen ci classe bi kon Fallou Ndiaye gis naa la aussi nga waxtaan ak Pape Abdou Fall ci li nga xam ne moom la dëgmal waxtaan également ak président Babou nga xam ne bari ki démb ngeen ko fal moom tamit ñu ngi koy féliciter ci fal gi ñu ko fal ci wàllu football aussi ñuy féliciter maître Augustin Senghor ci fal bi ñu ko fal moom tamit di encourager yeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo toppoon ci ginnaawam ku ci mel ni Mbaye Diouf Dia ak ku ci mel ni également lui Lamotte di wax ne rek lionu basket yi tamit jóge nañ fi ni que tey ñu jox leen raaya réew mi ministre des sports Matar Ba jox leen ko ci turu président de la République ñaax leen ñu nga jëm ca Bamako du 18 au 27 août ñu ñaanal leen ñu indi 12e titre continental am nañu mën-mën bi li ci des nag mooy ñu ñaanal leen yaakaar naa ni bu ñëpp jàppee yëkkateendoo dóorandoo xale yi dinañu indi ndam mais football bi aussi nañu bokk ndey bokk baay ñëpp jàppale maître Augustin Senghor lamb ji ñu bokk ndey bokk baay ñëpp jàppale président Babou parce que bu xëccoo jeexee li ci des mooy liggéey Max Mbargane dëgg loolu appel boobu la woote te danañ ko ci fekk si ndax xëccoo dina am
mais ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te réew mi nag kenn mënu ko xaar ñaar comme li ngay wax rek lion yi nañ leen ñaanal na woon foo woon rek ndax ñoom miin nañu loolu waaw lion yi it ñu ñaanal ñoom it ndax nag am na ci loo xam dañ koy séen te dañ koo soxla yàlla na ko fi yàlla indi amiin àdduna moo tëdd na Alaaji Malick mais lu ci mante am nañu sóor réew mi gisoo saaw may ubbi damay ñaan yàlla def ci réew mi jàmm ndax bu dul jàmm waxuma la stade mais am réew sax dafay xat dëgg la yàlla na yàlla def ci réew mi yàlla yàlla yokk jàmm ay ca ñu dem ci diggante Bébé Birahim ak Moussa Balla Gaye nan nga waaje waaw waaj ànd ak samay mbokk ànd ak waa écurie Dóor Dóoraat ànd ak waa Bawol ak waa Parcelles 1 ba 26 ànd ak Kostu Diallo da see jàpp bu baax a baax a baax combat bi am lu mu ñu jaral ñun ñëpp rawatina man parce que ñi lay topp rek bu fekkee ñoom combat da leen jar yow nga xaw a yaafus waaw li ma jaral nag boor bi suuflee nañ xam loolu quoi. Fils maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay per. tey bii di sa deuxième combat ci saison bi. gis nañ ne premier bi da nga koo ñàkk. bii nan ngay waajee combat bi. waaw tey ànd ak samay mbokk rek waa Yoff ak waa Tubaab Jalaaw waaw ndam rek moom laay ñaan si combat bi. mais ñu gisoon coow lu ndaw ci sa digganteeg Birahim ndax gis nañ ne licence bi sàkku xam-xam moo ci ne nee na nga dem Yoff mu saisir CNG ne waru la cee bëri lan moo waral loolu. non père sama gars la loolu di ma si wax ah père ñoo for quoi waaw. waaw lépp bàyyi naa ko père rek. lan moo tax nga dem beneen écurie loolu la ñu wax. non dama ko beneen écurie si Birahim Ndiaye laa ne ba léegi. waaw loolu rafet si moom laa ne ba léegi. ok ñoom ñëpp ngeemul weex la ñu yor waaye Bébé Birahim moo watu tabala bi moo yor ngeemul weex li tàll Moussa Balla Gaye rang gi da koo gàlloo gu weex waaye kay daa gàlloo rang gu xonq ñoom ñaar ñëpp waaye bu Moussa Balla Gaye moo gën a tijji. arbitre sifflé na daw nañu daje xeex nañu ñi ngi xeex Moussa Balla Gaye ak ñi ngi xeex door na ko mu wàcc Bébé Birahim door na ko mu daanu Bébé Birahim door na ko mu daanu Bébé Birahim door na ko mu daanu Bébé Birahim door na Moussa Balla Gaye mu daanu da ko mayul dara arbitre daa sifflé rek mu dox ci koom xeex ak moom door ko remise mu wàcc loolu moo fi xewoon dimanche 13 août ñu ànd ceeg Ndiaye production. ay ca gis ngeen ko noonu la ñu bëree samp xeexu mbedd mu dóor ko mu wàcc victoire bi rafet na donte hôpital nga jógee li xew ci làmb ji yëpp mais ñëw nga jëmbat fulaak fayda jeexal combat bi. micro li tax mu bëree noonu xam naa ne man combat bi mënuma leetoo mënuma bennal. ñëw jaay perek rek. waaw wax nga ko dañ ne làmb jaay perek la. làmb jaay perek la. tey la sa bakkan. tey la sama bakkan dem sama yoon. gisoo arbitre bi mu laa jëkk soufflé sax doon naa ko xamal ne si kaw laa jóg. waaw gis naa loolu ma naan mais sa waay moom daa mel ni ku yàkkamti. dama yàkkamti. pare naa bu yegg. balaa ngay sonn nag feebar bi di la dab ci yoon bi. loolu nag laa bëri fa dama ne combat bi. sama coach looloo mu wax maa ngi gërëm. xeex ngeen jël nga coup parce que ba léegi sa tuñ mi sax daa nii. waaw jël naa ku metti maa ngi gërëm Baye Ngagne di gërëm Babacar. micro victoire bi nag Père Birahim Ndiaye. Père Birahim Ndiaye laa ko may. Père nga ko may. Père Birahim Ndiaye Baye Ngagne Yoff la ne. Babacar Yoff la ne. gisuñu waa Sakku xam-xam ànd ak yow lii ngay wax ndax sa bopp la parce que mënu jël licence Sakku xam-xam dem ànd ak waa Yoff préparé fa naan Birahim maa nga Sakku xam-xam lan mooy problème bi. non amul benn problème non waxal ci micro bi. Père amul benn problème. xam nga luy problème mooy licence su Sakku xam-xam nga jël ñi la ëmb indi la yëpp waa Yoff lañu. coach si Yoff nga àndal xam nga Babacar waa Yoff la Baye Ngagne mooy coach si Yoff te gisuñu waaw waxal ci micro bi. dañuy bëgg luy problème bi. waaw déglu ma. waaw. dañ amoon ñeenti mbër. waaw waxal ci micro bi waaw. dañ amoon ñeenti mbër. yu ñetti mbër. caatu ngëwël. maa ngi koy encouragé moom booy la xale la. moom dafa daanu. Jabel maa ngi koy encouragé moom tamit dafa daanu. waa Yoff yi waa kii loobu Yoff. maa ngi leen di encouragé ñoom. ñooñu ñëpp waa Yoff nga fi. ba léegi déglu ma rek. waa Yoff ñoo la. waxal ci micro bi. ñoom leen àndal. waaw ñooñu. waaw ñoo leen andi ñoom Baye Ngagne. ñoo ànd ak ñooñu ak ñoom caatu ngëwël. ñoom andi ñooñu man dama doon entraînement foofu rek. ku toog chaise entraîneur bi. ku toog chaise bi entraîneur bi sama benn boy moo si toog. kenn Baye Ngagne toogu si. kenn toogu si sama benn boy moo si toog. man tubaab jalaaw parce que généralement liy opposé xale yi ak Père Birahim moo di Père Birahim boo ñëwul entraînement mu gis la ci groupe bi
moom du nangu engagé ay responsabilités am ci nga dem làmb donc dafa mel ni entraîné woo sàkku xam-xam. waaw. loolu moo indi coow li. loolu moo indi coow li man préparé wu kon loolu yàgg naa am si Sénégal. Alaaji Malick fi nga dëkk. gën na xóot loolu. gën na xóot loolu de façon du ñu nekk di gën na xóot loolu mais am na détails yoo xam ne duñ ci dugg. duñ ci dugg ndax victoire bi nii bii nii ci bilan bi ñuy def. ci sàkku xam-xam lañ koy bind. loolu moo ci am solo. mais ginnaaw ba sa père la waxtaan rek ba juba parce que bëgguñu di féewale ay nit. waaw. père maa ngi sant sama ñaari waaju bu baax di sant yàlla bu baax xam naa ne combat bi yàlla moo ñëw. maa ngi koy doole di sant yàlla bu baax a baax a baax. bésu ndam du bésu defet. père waaw bésu làmb du bésu defet. xoolal làmb ji ni mu demee père. ku yaakaar ne ku ma gis yaakaar ne moo andi forme bu lii andiwuma dara. yàllaa ñëw rek yàllaa ñëw. ginnaaw maa ngi gërëm waa Tubaab Jalaaw waa Yoof waa Ñangal waa Yeen waa Ngor waa Wakaam maa ngi gërëm lépp yëpp père di gërëm bi may ñëw ki ma jox paas. Amor Ngala maa ngi koy gërëm dañu bëre ba pare sax ñu may leen paas. ah non dañuy sonn ci la. bi may ñëw Amor Ngala moo ma jox paas. di gërëm Baye Maam Asta mi sonn na si combat bi. di gërëm góor gi siis. góor gi siis combat bi ñu ko renvoyé ba le passé moom jàpp na si Abdallah tamit Abdallah Ndiaye. Ablaye Diouf Sarr. combat bi gisuma ko fenn. maa ngi koy ñaan nag mu ñëw dafa dem Paris. combat bi dafa dem Paris. gisuma ko. maa ngi koy xaar nag. monsieur le maire boo ñëwee waxal ak moom déjà moom mi ngi dëgg fii rek à côté nii waaw mooy suñu maire. ñun suñu maire la. di gërëm Birakan. di gërëm Birakan. acca mu gaaw nag parce que am na ñuy xaar ci biti. waaw di gërëm sama mag ji taaliba see États-Unis père. barke Serigne Babacar si père sama defe bi passé. am na ñoo xamante ne man gisatuma leen. boo amee defet. billaahi say nit lamba mel noonu nuy rek nga ko mën a régler. say nit si nga leen di xam. man sama defet bi passé. da nga cee jàng lu bëri. dama see jàng lu bëri. ayca léegi koo soxla. père. Alioune Seye 2. Alioune Seye 2. mi booy bawol daan ni wax moom combat la. jaadu na. ayca jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm. père mais ma gërëm tuuti. déet xanaa gërëm lu bari kay. père maa ngi gërëm taalibe Seex Italie. maa ngi koy gërëm bu baax. waaw da ngay bar nag booy bul benn waaw. maa ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Yoff tay caatu ngéwél maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax di ko encouragé. caatu ngéwél xam nga lan la wax mu naan bu defet waroon a am man naa am defet ba Birahim daan. ayca loolu asgor ko mën. loolu asgor moo ko may. ayca merci beaucoup ñu ngi lay gërëm en tout cas dañuy daal di ànd ci li nga xam ne tey moom moo xew Max Mbargane muy structure bu bees. muy Leewtoo production. ñu bari nag xamuñu leen. musuñu leen a gis wante gaa ñi dañoo dugg si ak doole ju mat sëkk ci biir làmb ji fas yéene également bay seen waar ci biir làmb ñu ne nag ay ndaw lañu ay doomi réew mi lañu liggéey nañu ba yàlla may ñu tuuti teraanga waaye la ñu yàlla may ñun làmb la ñu gëm làmb la ñu sentir ci loolu lañ koy investir pour participer à l'effort de développement instauré par les autorités de ce pays waaye tamit pour gën a dooleel li nga xam ni mooy suñu làmb ñu ne nag xaaruñu ma Samba xaaruñu ma Demba mbër mu ñu jubóol dinañ la jox avance nga bëri combat bu ñu bëgg koneen ku ko bëgg ñu bàyyi la ak moom boo tëlee ñoom ñu jël lu ñu dégg ni nit a nga ca bëgguñu waaye combat bu nekk bëgg nañu ko je crois que loolu lu am solo la ba tax na ñooñu ñoom ñoo taxawal diggante Sa Thiès ak Boy Niang Max nekk seen facilitateur. wax dëgg la Alaaji Malick mbir mi donc ko résumé. noonu la demee ñoom dañu xëccoowuñu dara. mais ku dem ba mënatoo sax boo ñëwee ñu dugal seen loxo. ku engagé man sax boo leen bootee ba tey ñu ànd ak yow gunge la mais combat bu ñu dégg beneen promoteur bàyyi kook yow mais bëgg nañ ñëpp bëre donte du yomb mais daal loo ci mënti dégg ñëw nañ pour jàpp ci développement wu dëkk bi rawatina ci wàllu làmb. ñoom noonu lañ muy Leewtoo production nga xam ne Pape Thialis Faye moo ne ca bopp ba ak ñi mu àndal loolu nag Alaaji Malick initiative la dañ koy rafetlu. li ma naan rek génn golo gudd na mais loo ci laal borom yëg ko. te ñun làmb ku ci jàpp rek dinañ la jàppale. ku ci jàpp dinañ la jàppale ay ca demoon nañu nag ca signature de contrat ba mbër bu ci nekk am na ku la teewal bu dee Sa Thiès père Babou président des managers moom moo ko fa teewal fa yi tamit papam Double Less bu dee Boy Niang Bourkhane moom moo ko fa teewal waaye ñu def ko ci kanamu avocat ndax xam ngeen ni ñooñu amaguñu licence mënaguñoo dem CNG mais lépp dañ koy teg ci yoon
teg ko yi tamit ci loxoy ku wóor ku nga xam ne personne assermentée la ñëpp apposé seen signature avancé jënd na bés ni ki tey ku ci nekk jot nga sa xaalis ay ca ñu dem. maa ngi tudd Pape Thialis Faye donc maa ngi directeur structure bu bees bu tudd Leewtoo production donc di structure boo xam ne ay doomu réew mi ñoo ko moom ànd seeg yeneen doomu réew yu nekk à l'extérieur donc ñu boole suñuy doole pour ñëw participer sur la lutte donc loolu moo nekkoon vraiment suñu objectif waaw si lu tax ngeen dajale ñu fi tey da leen dajale pour benn signature contrat entre deux lutteurs yoo xam ne peut-être ce sont des lutteurs jeunes muy Boy Niang 2 ak Sa Thiès donc ñoo xam ne aussi comme dañ ciy dugg nañ def benn combat bu mag lancé aussi combat boobu mooy entre Boy Niang 2 ak Sa Thiès moo taxoon ñu ñëwoon tey def signature si contrat yi si maître Boubacar Cissé xëccoowuñu làmb bugguñ dugguñu si benn clan dañuy ñëw pour participer si làmb nekk ci sport roi la fii si Sénégal yu nekk ay jeunes bëgg làmb ñu boole suñuy doole monter structure bi pour dimbale làmb. combat bi kañ la Boy Niang Sa Thiès. bon dañ ko jàpp si année sportive 2017 2018 bi mais bu ñu sañoon avant février ñu door ko ñu def. làmb incha allah. à part Boy Niang Sa Thiès est-ce que am na leneen lu nekk ci seen xel pour ngeen tënk. waaw mais mënuñu ko wax fu mu nekk nii am na. am na waaw. ok dafa mel ni ci événementiel ngeen gën a accès wu maanaam tëgg combat yu mag comme bi ngeen tëgg nii. non duñ combat bu mag bu ñu tëgg bëgg nañ mu ànd ak 10 combats yu ndaw. ok loolu lañ def suñu programme. ok tey nga teew fi bu njëkk Père Double Less moo fi daan teew. tey yow lañ gis ba tey Double Less moo fi nekk. fu ma nekk Double Less moo fa nekk. fu ma nekk Balla Gaye moo fa nekk. kon amul séparation diggante Babou ak Double Less ak Balla Gaye ci seen kàddu rek laay jëm ci seen kàddu laay defar ci seen kàddu bu Double Less mosul signé Sa Thiès mosul benn yoon la signé Balla Gaye contre Modou Lo yëpp maa ko signé kon lii du lu bees. waaw xam nga combat bi sax jafewul parce que Max moom suñu nit la te coordonnateur la bu xam yoon wi moo tax moom dara mënul jafe ci digganteem mais bés bi ndey bésu sant yàlla la ci man le fait que ma fekke ko dama ciy sant yàlla bu baax a baax parce que diggante Boy Niang ak Sa Thiès mat na juróomi at promoteur yi bëgg ko booba ay 3 millions lañ leen doon fay ak yu kenn xamul ma ne ma wax ni combat boobu ñun bëggaguñu ko mais tey bi mu ñoree tey Leewtoo production dafa fekk gar goo xam ne doom ba dafa ñor rek mu puus ko mu wadd du question xeebel mënu ci am Boy Niang Balla kii na mu tuddati Sa Thiès mënul xeeb Boy Niang yan condition la koy xeeb non du li ma wax nii mooy li wan ni du lu nu wut dañu doon dem ba taseeg moom mais du lu nu wut comme dégg naa léegi nga ni Sa Thiès Boy Niang Balla Gaye la soxla woon mais nun wutuñu woon aussi Boy Niang dañ doon wut am na leneen lu ñu doon wut yàlla dogal na lii nañ jàpp ci li yàlla dogal jéem ko liggéey yàlla may nu ci ndax. mais nag combat la boo xam ni man xam naa ne ñaari mbër yëpp kenn ku ci nekk décision bi nga ci jël da nga bëgg rek soo génnee ci lii egg si fa fi ñuy woowee VIP bés boobu nag yàlla na yàlla may ñu dund ba fekke ko ñu ànd ak wér. ak tal ko yàlla dimbale Leewtoo ñu mën capacité yu ñu xalaat ñu atteindre ko réussir seeni journée ma daan Sa Thiès jël bu gaaw. mais dégg nga li Babou wax léegi. ah Babou dégg nga li mu wax léegi. non mais moom moo koy wax mais Sa Thiès du ko wax. Sa Thiès lan lay wax. Sa Thiès li muy wax mooy dem France dem liggéeyi pour mën a dékku Boy Niang parce que Boy Niang moom li mu denc bari na pour Sa Thiès. examen la pour egg fa ngeen bëgg a egg. non ñun passé nañu examen yi bu yàgg. yéen a ngi université. non passé nañu examen. examen bi may wax kon yéen examen la ci yéen tamit. bu mag egg ci VIP. examen bu mag la. parce que ku bëgg Balla Gaye war a bëreeg Sa Thiès war nga wane lu tax nga war a bëreeg Balla Gaye. ma laaj la benn question ñu jeexal. waaw lan moo leen boole xaalis la wala palmarès moo leen boole. ñun palmarès moo ñu boole dama leen di fàttali Bécaye Mbaye. révélation yi mu doon wax. waaw Sa Thiès la woon. Boy Niang Lac Rose Ama Baldé Gouye Gui ñenn ñi dañoo toog ñun ñu continuer kon nag loolu yaakaar naa ni li ñu boole du xaalis palmarès moo ñu boole
ayca loolu manager yi la combat ba commencé naa neex te ñaari mbër yi jàkkaarloo gunu mu nekk combat bu nga xam ne tey évolution làmb moo dem ba boole ñaari xale yi garab ci kaw lay fekkante ñoom ñaar ñi ngi ci buntu VIP yi kon combat la bu nga xam ne macha allah enjeu bi rëy na lool waaye ñi ko tëgg daal muy Leewtoo production ak Thialis ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ñu dem signé ko ca cabinet maître Baboucar Cissé lu am solo la. waaw wax nga dëgg Alaaji Malick combat bi askan wi ko soxla woon moom nag mi ngi tàllal loxo ñëpp. mi ngi tàllal loxo télévision yëpp mais loo ci mënti dégg Alaaji Malick combat la boo xamante ne nii askan wee ko soxla woon mais yemu ci mi ngi démarché yeneen combat xam naa kun ci jubóo ñoom dañ la jox avance bu dëgëree ñu wuti leneen. ayca ñu wuti leneen bu ñu jógee foofu dañuy ànd dem ba Matam wala boog Ourossogui boo jógee Ourossogui daal di xabar ñiku dem ba dëkk bu ñuy wax Thiarène fekk fa Mamadou Sow ak i mbokkam ñu organiser fa lu am solo. am na lu ñu leen ci ñamaloon la suite est là. nekk un grand événement dans la région de Matam dans le département de Matam dans la communauté rurale de Nabadji Civol et surtout dans le village de Thiarène. mu nekk une grande première qui restera à jamais gravée dans les annales du sport et dans les annales de la culture ici à Thiarène. Un digne fils de Thiarène moom moo jël initiative bu am solo mu ne li may gis muy xew ci télévision bi li may gis muy xew Ndakaaru dama koy indi ba sama dëkk. dootuñu toog rek télé di xool mbër yi dootuñu toog rek télé di gis Malick Thiandoum wala Max Mbargane man ci samay pexey bopp ak ci bëgg sama terroir dinaa fexe ba événement yi am Dakar ma indi ko fii ci sama dëkk je crois que loolu jar na tàccu. Mamadou bu la sa yaay maye bu la mere demul bu la sa baay maye bu la mere demul ku lu liggéey yaa ko moom. waaw waaw. yu maalu ku maawat ma bab maalu ku maawat ma sapp maalu ku maawat ma wajatam ala day naa ko yoo sambal duna yoo aliyee ule ñaay ngay yee jamuri joo we ngay naa ko yoo yee yoo jam fari baara
noonu xumb lool ñu dalal Amadou Ka nga xam ne moo fi teewal Mamadou Sow moom it bëggoon na ñëw mais taw bi moom moo ko téye ba pratiquement mujjul rallier Dakar mais ñu ngi nuyu waa Thiarène yëpp également di leen jox seen wàccuwaay mu nekk bés bu nga xam ni waaw mën nañ ko déglu Monsieur Sall ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu tamit ak ñi mu àndal waa sapeur pompier ñëpp ñoo ngi lay nuyu di leen di am mbégte ak kontaan ci bés bi parce que tax ngeen mu rafet seen teewaay gis nañ ko bu baax a baax a baax ñoo ngi leen ci remercier aussi commission d'organisation bi nga xam ne tamit tey ñoon taxawu bés bi ba mu mel nii maa ngi leen di sant bu baax di leen di gërëm di leen ñaanal yàlla di wax ne noonu la rek ca kaw ngeen góorgóorlu bu baax a baax yàlla dinañu jàppale ci kattanam incha allah maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp maa ngi leen nuyu xam naa métti nag bu baax a baax kontaan na waa yow aussi encore une fois pour mettre fin maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal fi ñu bëgg a yegg yal nañ fa yegg ndax mooy si sponsor bu mag a mag waaw remercier nañu ñëpp maa ngi remercier aussi sama jarbaat bi nga xam ne tamit ku nekk xam na ko muy Baru Ndoom dëkk Seedo Sebbe Baru Ndaw dëkk Seedo Sebbe jarbaat la ci man maa ngi koy sant di ko gërëm taxawaayam tamit rafet na di ko ñaanal yàlla Alaji Maalik fi mu bëgg a yegg yal na ko yàlla yeggal asalaamaaleykum wa rahmatulah. lamb moom lamb la rek amul mbër bu ndaw amul mbër bu mag ñëpp ay mbër lañ li am solo rek mooy nga liggéey jour bi nga ñëw wane li nga liggéey te ñi ngi ñaan yàlla jour yi suñu borom may ñu ndam Super Étoile champion la comme champion la mbër mu ma respecté la mbër mu ma naw la moo tax li mu nekk mbër moo tax ma bëgg ko jël parce que yaakaar naa ne ku dul mbër jar sa jël ki nekk mbër moo jar a jël parce que yaakaar naa ne lamb ji lu nooy amu fi lu yomb amu fi champion la champion bu ma respecté la mooy li may wax rek moom daf may ñaaxaat rek damay xam ne li ma jël yombul mu jaral ma taqaat dàll yi duggaat rey suma bopp te xam ne am naa combat bi nag maa ngi siy profité di woo waa Pikine yëpp ak Thiaré Azur fi ma dëkk di woo suma waa écritage si nga bàyyi ma kenn ku lim da ngay juum maa ngi gërëm waa Thiarène di gërëm tamit waa Sen TV rawatina Père Max ak Malick Thiandoum maa ngi gërëm tamit Cheikh bi ma àndal ak Kéba ak ñi ñëwul ñëpp parce que yoon wi ni mu demee la dafa bette mais franchement sant naa ñëpp gërëm ñaa ñëpp ak ñi nekk sama ginnaaw di ma jàppale rawatina ñaar yi nga xam ne dañoo nekk sama ginnaaw xam nañ seen bopp du ma wax nag ñoom ñoo may jàppale guddi ñoom ñoo may jàppale bëccëg lamb ji Malick boo xoolee xam ne fonk naa ko am na loo xam ne jarul wax li maam Cheikh Ibrahima Fall doon wax rek wax lu néew jëf lu bari ci foofu laa toll ci combat bi incha allah rabbi maa ngi sant waa Thiarène di sant Mamadou bu baax a baax a baax a baax parce que dafa am initiative bu rafet bu mu def parce que nit boo gëmee sa bopp loo am jomb la kon duñ def lu dul di ko gërëm di ko sant di gërëm waa dëkk bi bu baax surtout seen jeunes yi nekk ci dëkk bi ak ASC yi nekk ci dëkk bi parce que man doomu dëkk bi laa combat bi comme ni nga ko waxee mu nekk mbër moo xam ne dafa naqaree utali adversaire mën naa ne loolu moo mu dugal ci combat bi comprendre nga parce que li ma def ci làmb yaakaar naa ne ngeer deful gën walam kon bu ma demee walbati ko jël ngeer ni làmb demee la xam nga ma jox ko cër itam parce que gëm boppam ak liggéey moo tax mu ñëw bu war a mën a bëreek man comprendre nga mais combat bi nekk na combat boo xamante ne nii combat bu ma respecté la combat bu ma bëgg la kon li may def mooy lépp lu ma doon def ci combat dinaa ko def ci combat bi. depuis fi nga jógee amatoo droit def erreur. amatuma droit def erreur parce que li nekk sama ginnaaw dafa bëri en même temps combat nekk loo xamante ne nii mbir mu ñu dem seeti ne ko pour Super Étoile mu ne déedéet du ma bëreek moom. voilà gis ngeen ko noonu Amadou Ka ñu ngi lay nuyu Mamadou moo naroon ñëw wante yàlla ak dogalam jaam ak yéeneem taw bu metti moom moo ko téye ba ñëwul mais am na message bu nga xam ni yónnee na la ko ci axlu làmb ci waa Sénégal rawatina ci doomu Thiarène yi nekk Thiarène ak yi nekk bitim réew. bismillaahi rahmaani rahiim laa hawla wala quwwata illaa billaahil aziim bon ginnaaw bu ma sant yàlla di julli ci yonent bi di sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ Maolana Cheikh Ibrahima Niass di la nuyu Malick di la ziar bu baax a baax di nuyu Père Max di ko ziar bu baax a baax di nuyu borom kër gi di Bougane Gueye ak képp kuy liggéeyee Sen TV bon di nuyu Ibrahima Diop mi nga xam ne maa ñoo ànd ñëw fii nii bon ginnaaw loolu muy nuyu Mouhamadou Sow
bon alias Okocha comme ni ñu koy waxee. Okocha noonu la ko gars yi wooye am na booy ko fa wooyal Okocha bi rek mu jooy. parce que ba léegi nii mu ngi ci nawetaan yi sax. waaw bon di nuyu Okocha bu baax a baax comme ni nga ko waxee rek. fii ma toog nii moom moo fi waroon a toog. dëgg la waaw mais li ñax rek jàmm ak pexeem yàlla ak dogalam yàlla moo dogal. bon comme ni ngeen ko xamee xew muy taw ba am doole mënul ñëw. mu woo ma délégué ma fii nii maag Ibra pour ñu ñëw teewal ko fi. waaw di nuyu ñëpp di sant waa Thiarène di nuyu waa Thiarène di jël nuyoo bi di ko teg ci suñu loxo yu Baye Mokhtar Sow. pour mu jotale ko ci bépp kilifu diina bu nekk Thiarène. di nuyu képp kuy doomu Thiarène rek moo xam nga nekk Thiarène wala Dakar wala nga nekk ci Afrique. wala nga nekk bitim réew. ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wàccee ku nekk sa wàccuwaay. te di leen di encouragé di leen di remercier tamit ci événement bi ñu jooyee nii muy la 5. waaw ñu ngi gërëm ñëpp daal bàyyiwuñ kenn. te Mamadou li mu yëkkati nii pour Thiarène gën a jëm ci kaw pour également doxal làmb ci gox boobu parce que bu ñu xoolee mbëru tukulóor yi nekk ci gox boobu yëpp la jël boole ko ak mbëru olof yi mu nekk lu rafet également ci brassage culturel. dëgg la Malick comme ni nga ko waxee bon dafa nekk koo xam ne dëkkam rek moo ko ñor. bëggalul Thiarène bëggalul avancement Thiarène. ay yëngatoom ak ay dalam yëpp nu dëkk bi avancé rek moo ko tax a jóg. bon moo tax bi mu ñëw wax ma ko ma jóg boole ak samay mbokk ñëpp ñu jóg pour jàppale ko xam nañu lii moom avancement dëkk bi la. ñuy woo autorité yëpp également. waaw ñuy woo ñëpp di ci jiite nag Farba Ngom bi nga xam ne. moom la nar a tuddee drapeau moom la nar a tuddee drapeau bi. Farba kon moom la ko tuddee sax waaw moom la ko tuddee effectivement comme ni nga ko waxee. di woo ñëpp daal képp kuy autorité ñu ngi la ci woo. képp kuy doomi sénégalais daal d'une manière générale. ñu ngi lay woo nga ñëw jàpp ci surtout ñuur ñi surtout nag doomi Fuuta yi. parce que mi bu fàtte combat bi da koo jël yóbbu ko Fuuta. pour tegle ko waa Fuuta. bilaay combat bu nu mënoon a tëgg Ndakaaru. mënoon tëgg Ndakaaru mais mu jël yóbbu ko Fuuta. waaw ne kuy bay sa wayu tànk. si sa wayu tànk waaw mu te it du yem foofu. te incha allah rabi naru fa yem. parce que li ma mën naa ne. début bi la rek. buñ jógee ci lii ak jàmm incha allah dañuy bëgg a tëggaat yeneen yoo xam ne am yoo xam ne sax fi lañ ko tëggee fii ci Ndakaaru. waaw kon daal mën naa ne lii ce n'est qu'un début. bon ñuy tàll suñu loxo ci ñëpp surtout suñu waa dëkk suñu parents yi. suñu kilifa diine yi. waaw ñu ngi tàll loxo ñëpp ñu jàppale ko xam ne kii kat borom jom la. ku mën a ku am fil la daal. parce que am yoo xam ne fit moo koy def. dëgg la parce que ni mu ñëwee dugg ci làmb ji nii ñëw daal di décrocher combat bu toll nii nga xam ne kon kii vraiment ku am Pastef la daal. ayca ñu ngi koy jaajëfal incha allah bu ko jot mayee rek saa yu ñëwee fii ubbil nañ ko suñuy buntu kon nag ñu xamal leen ni suba Serigne Modou Niang moom mooy tëgg stadium Iba Mar Diop diggante Ziza ak Modou Awa kon nag demain mooy dernier combat de la saison ñun ñëpp nañ joxante rendez-vous dem stadium Iba Mar Diop waa Bidéo Pro waa Jéew production ñoom tamit ñi ngi fas yéene tëgg première édition seen lamb fële ca fi nga xam ne moom moo di Toubatoul lendemain tabaski Seklo moo fay daje ak Hercule muy drapeau Fatou Sène député Nioro war fa daje ak Boylo drapeau Serigne Tako Ndiaye premier adjoint au maire Guy gi war fa daje ak Boy Diouf drapeau association G15 bu Toubatoul Mbaya war fa daje ak Sogodor Kéwal war fa daje ak Caatu Mafia waaye tamit ñu ngi may xamal benn combat bu war a am ci dëkku Gaston muy bokkal ñoom tamit lendemain tabaski incha allah la ñuy tëgg làmb foofee ca bokkal kon nag mbokk yi egg si nañu ci cëppaandawu émission bi Max Mbargane. waaw li may wax rek mooy Maysa Mbaye ca Dagana dañuy tëgg ñoom it làmb tournoi de lutte traditionnel boo xamante ne nii ñaareel bi fani tabaski la ak ñetteel bi fani tabaski bu ko defee dinañ gën a yaatal bu ñu jotee programme bi lépp bu ko defee ñu gën koo yaatal Alaaji Malick mais loo ci mën di dégg daal waroon nañ ko dalal waaye waxtu wi xoj nañu lundi incha allah dinañ ko invité waat mu ñëw ñuy jégalu également ndax ñëpp ñi ngi ko doon xaar rawatina ay supporters am mais li duuf ci nag wi xajul ci cin li ay ca Gaawaan Couture moo fi jaar 78 403 59 59 noir et blanc bu amul fenn. mais Alaaji Malick comme d'habitude rek xam nga tey moom Yoof laa dem jàmmalaay fa la baax yaay génn gis nga Seydina Limamou te ba tey it xam nga moom ci climat lay ñëw numéro bi 77 la 532 24 51 waaye grand combat daal ñàkk koo seetaan dara wóoru ci Alaaji Malick ñàkk ko seetaan dara wóoru ci yàlla na yàlla def jàmm ci réewum Sénégal ñu ngi leen di sant di leen gërëm merci d'avoir suivi lundi prochain pour un autre grand combat. culture ñi ngi seetaan lamb c'est important. waaw li ma la mën a wax daal mooy lii ñu def tey nii dina law incha allah dinañ fi organiser ay lamb yu bare dinañ fi organiser ay manifestations artistiques yu bare dinañ fi organiser ay manifestations culturelles yu bare dinañ dem à l'intérieur du Sénégal à l'intérieur de l'Afrique dem jëli Nigériens yi
Ivoiriens yi dem jëli Burundais yi ñu ñëw fii si monument de la Renaissance wane li nga xam ne moom la Afrique am te nag dafa ne nag monument de la Renaissance du rek fàttaliku li fi amoon muy suñu culture dañ bëgg ñu sukkandiku ci pour jëm kanam. mbokk yi ñu ngi ci demi-finale fii monument de la Renaissance africaine attention Serigne Ndiaye ak Mamadou Ndiaye ña ngay bëre fee ñaari Ndiaye jaata Ndiaye ñaari doomu baay beneen demi-finale bi Thiaka Faye la Thiaka Faye ma ngay daje keneen moom it kii jàppuñu turam mais ñoom ñaar beneen demi-finale Serigne Ndiaye Mamadou Ndiaye oh war na ko ndomba Mamadou war na ko ndomba lan la Serigne di def Mamadou da koy daan ñetti appi da amul dara Serigne Ndiaye bañ na Serigne Ndiaye jox na ko tànk bi retourné na Serigne Ndiaye mi ngi koy déglu attention roof na ko jaxabal léegi Serigne Ndiaye di ko seetaan Serigne Ndiaye seetaan na ko daan na ko Serigne Ndiaye daan na Mamadou waaye lii lu mu doon mais Serigne Ndiaye mi naan di tëla de daf ko bàyyi rek muy manœuvrer il est lucide Mamadou wala boog Serigne Ndiaye attention Thiaka Faye ak gone ga daan na ko doole doxul jàmm final Thiaka Faye ak Serigne Ndiaye numéro 2 alias Coriace Cheikh Tidiane ñu ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar. alors premièrement li ma lay njëkk a laaj lamb ñu organisé ko fii monument de la Renaissance noo ko gisee. gisee naa ko bien passé waaw bien ñu ngi ko bien passé waaw fii moom lépp jàmm waaw parce que. fi organisé ay lamb. waaw peut-être mu neen organiser lamb comme lamb yu mel nii rek waaw parce que lamb moom fu amee non violence rek baax na quoi. alors ngeen jógee fële jeu de la francophonie ngeen nekkaat premier jëlaat médaille d'or tàmm ngeen loolu de yéen tàmm ngeen jël médaille d'or macha allah. waaw bien sûr ñun moom dañoo mérité di jël ay médaille d'or. lan moo ko waral liggéey bi. waaw dañuy liggéey bu baax suñu regroupement dañ koy passé normal ñun moom lenn rek la ñuy ñaan waa téléspectateurs yi ngeen jàpp ci président. wala ministère ñu jàppale ñu rek. loolu moo ma jaax loolu man maa la koy waxal ñii yàgg nañoo dem bitim réew di jël ay médaille d'or culture bi la ñuy jaay sol drapeau vert jaune rouge waa léegi lan moo tax mënuñu leen recevoir ñii nii. waaw yoon la de wax dëgg si yàlla bëgg nañu ko quoi nañu jàppale gouvernement bi nañu jàppale parce que dem nañ fi Niger ñëw gaa yëpp di am yaakaar mooy loolu ñu ñëw Dakar aussi CEDEAO bu passé ñu jël ko ñi am yaakaar tamit mooy loolu xam nga ñu dem Abidjan tamit yàlla def 10 médailles yu fa jóge yëpp lutteurs yi ñoo ko indi. est-ce que xam nga ne affaire bi du ñaan lu war la. waaw ko war parce que drapeau réew mi ngeen yóbbu woon. waaw waa Sénégal yëpp yéene nañ ñu ko parce que foo romb rek dañ lay wax booy ndax recevoir lañ leen mën naa am nag daa président di see jotagul mais daal ñu ngi koy ñaan daal bu ci jotee mu jàppale ñu daal parce que ay jeunes lañ te dañoo bëgg a teral suñuy waajur wax dëgg si yàlla bëgg nañ ñu jàppale ñu trop. voilà au monument de la Renaissance africaine finale bi Thiaka Faye ak Serigne Ndiaye numéro 2 Thiaka Faye moo nekk suñu ndeyjoor moo ñu wan nii ginnaaw Serigne Ndiaye 2 moo ñu xaw a wan ganam nekk à gauche au total 31 lutteurs lañ woon. tey ñoo di fi lu am solo mu am concours bac vainqueur bi day jël 100 000 francs le deuxième 50 000 francs attention final baa ngoog Serigne Ndiaye 2 ak Thiaka Faye àgg nañ suuf ñetti appui Serigne Ndiaye ñeme na ko daan na Thiaka Faye laa ilaaha illallaah suivez-moi ce lutteur là gis nga kii tàmm na ñaay bi moo tax xool leen ambiance bi fii ci monument de la Renaissance xam ngeen lii rafet na.
merci Baba Diaw merci également Pape Maguette non c'est vraiment exceptionnel et c'est très beau Max mu nekk lu am solo lu nga xam ni dañ ci am ñaari jàngat yu ñu ciy jàngat mooy benn bi d'abord wane nañu culture u Sénégal aada Sénégal yóbbu ko ci monument de la Renaissance wante li directeur wax dafa am solo tey xale yi pour jaay la destination Sénégal lu mel nii dañu war di ko gën di dooleel di ko gën di organiser parce que bu dee jant rek ñëpp am nañu ko bu dee géej ñëpp am nañu ko moom la ñuy wax le tourisme balnéaire tey dañu toll ci fu nga xam ne bu ñu bëggee jaay la destination Sénégal booster la destination Sénégal il faut ñu multiplier les produits touristiques et je crois que tey le produit bu gën a baax làmb bu gën a rafet làmb bu gën a taaru làmb jafe na pour nga trouver ko pour mën a booster la destination Sénégal bëre nañu jaay nañu suñu culture wane nañu aada ak cosaanu Sénégal mais li ci gën a neex mooy xale yi nga xam ne bërki démb dañu jógee jeu de la francophonie toj ko fukki médaille la ñu fi indi avant loolu dem nañu ñame toj ko indi fi médaille d'or yi ci jeu de la CEDEAO ñu indiwaat leen tournoi de Dakar xale yi jëlaat ko équipe nationale la ñu représenté drapeau national la ñu représenté mais li war ci ñoom ba léegi defaguñu ko tey le directeur du monument de la Renaissance monsieur Racine Senghor ñi ngi koy remercier parce que wane na yoon bi woo na leen invité leen sargal leen tatagal leen neexal leen lu neexal ba tuuti tuuti yaakaar naa ni symbole la pour wan leen li ngeen def réew mi yëg na ko askan bi yëg na ko mais loolu kenn waru ci jiitu autorité yi Max Mbargane. waaw xam nga El Hadj Malick mooy li may wax rek li ma naan làmb ci réew mi la dëkk ki organiser li comprendre na ko moom. dëgg la. ndax fa mu ko defee ak na mu ko defee. oh image yi dañoo rafet. te dompot ci sot la bokk. léegi baaba jógee ca papa yaay doom daal di wàcc. lu rafet la moom parce que kuy jàppale ay ndaw xam nga initiative bu nice quoi wax dëgg yàlla quoi bilaay. mais mën nañ jàpp ne Dakar bëri na ay milieu lu ñu mën a bëree lu dul Iba Mar ak Demba Diop. mais trop exemple la xam nga nañu bàyyi bu wax ñu ne lamb dafa am violence amul violence ñun ay mbër lañ boo seetee football ñaari équipe ñooy football lamb 20 ans ngay dajee te bu 20 ans dajee te coow du am ndax lamb amul violence mën nañu bëree fu ne nag fu ne xool yi nice entrée gratuite xool man di seetaan waaw si monument bi di seetaan lamb dafa nice lu nice la bilaay walaay. yéen seen journée tey nar na métti yow Caaka ak Mamadi. non mais miinante nañ xamante nañ. xamante ngeen man xam naa loolu. waaw donc non mu ñoom sax man xëy la koo fekk damay dal sa kaw. Hey!
bés bi rafet ñuy féliciter di remercier directeur parce que lii rafet na trop aussi permettre na culture service yi nga xam ne ministère de la culture yëpp ñoo parrainé lii ànd ak moom ci loolu ba mu rafet nii ci turu président de la république ci turu ministre de la culture ministre de la communication Mbagnick Ndiaye moo tax ñu ñëw vraiment accompagner ko ànd ak moom pour que culture jëm ci kanam te ñoo ngi ci. te li nga ko organiser si béréb bi neex na la. voilà lu kii la nag initiative bu bees la ñu def ko pour nit ñi xam ne place bi aussi mun na accueillir lu mel nii. mais directeur bu ma gisee lii tey monument de la renaissance ku ko wax culture Sénégal tubaab bi dañuy ñëw africains yi dañuy ñëw lii da nga ne pour vulgariser la culture sénégalaise te bu ñu ne monument de la renaissance dañuy wax culture nga boole ci ak lu ni mel mais est-ce que directeur yéexu leen ko def parce que lii day gën a jaay béréb bi. waaw daf koy jaay moom loolu dëgg gu wér nga wax xëy na yéex nañu ko def mais xam nga lu nekk rek étape par étape lay doon def nañ fi ay concert def nañ fi ay colloque mais lii moom xam naa ne même su fekkee yéex na dina marqué point yu fort a fort pour li ñu tuddee la destination Sénégal loolu wóor nañu ñun incha allah. alors ban programme ngeen di tëral pour pérenniser lii parce que maa ngi gis nit ñaa ngi ñëw nit ñaa ngi visiter ñu ngi déglu. yàlla boole ñu ci natt bi nu bokk ko kon il faut lii mu am yàlla jiital na ma ci kanamu kuréel gi mais dama tàllal loxo kuréel gi yëpp amul ku falu ndomba amul ku faluwul ndomba ñu ànd liggéey kuréel gi jëm ca kanam. ndeysaan bi sifflé na ñu ngi lay atoo ñoom ñaar zéro faute ak point final moo yor ngemb lu weex li zéro faute a ngi dox ci koom waaw xeex nañu léegi zéro faute doon na ko remise bu dal zéro faute ak point final ñi ngi xeex remise su zéro faute yi dal na zéro faute mi ngi koy remise daw na jël ko daw nañu daje daw na di ko kott na ko delloosi ko bëgguma gaaw waaye arbitre nee na nañu bërewaat zéro faute ak point final sànni na ko mais dalul daw na jël ko mu rasu rëcc téyante nañu daa téye ci biti zéro faute téye ci biir point final fàq na ko bëgg koo xar mu bañ lonk na ko caxabal daan na ko point final daan na ko da ko lonk caxabal dàq ko point final zéro faute daa sonn arbitre sifflé na askawan kàbbar na ko ñu ngi la atoo ñoom ñaar askawan sànni na daw nañu daje téyante nañu daw na di ko plaqué surux rëpp na xeex nañu door na ko asa ngi door askawan plaqué na ko mu bañ askawan daan na ko jël bu rëy daan na ko jël bu rëy tey mooy sa ñaateel bi journée. waa tey mooy suñu 7e journée ñu war cee tëj waaw gis nañ ngay waajal lu rëy mais avant booba damay wax nga woote ñu wuy si la ak it nga tëkk 7 journée yombul difficulté yi ndax am nga ci satisfaction loolu laa lay laaj. waaw mais dañuy wax sax alhamdulilah rek ndax combat bi ku ne xam na ne Gackou 2 moo ko war a bëgg Thiatou Yoff ñoo Gackou 2 blessé kon yaakaar naa bu defee Moussa Balla Gaye ba Birahim gannaaw combat isaat mel nii dañuy sant yàlla di am satisfaction comme ni nga ko waxee bu baax a baax suñu xol sedd na ndax amateurs yi wuyu si nañ ñu te duñ ne sax duñ ne guleet quoi ndax vraiment heure bu ñu tëggee ñu wuyu si ñu ngi jiim tamit di leen defar loo xam ne ni heure bu ñëwee seen xol na sedd kon daal ñu ngi gërëm amateurs yëpp ndax ñun tey luñ man rek amateurs yi la. ndeysaan arbitre sifflé na Ada Fass moo yor ngemb lu weex li Thiatou Baye Pathé moo yor ngemb fax bi ñu ngi la waatoo ñoom ñëpp a takk waaye
Caatu Baay Paate gën a xajam Ada Fass daw na dox ci koom Ada Fass dox na ci koom door ko sëri daw na jël ko mu bañ mu lalli ko dana ko jéem a caxabal mu bañ waaye téye na léegi ma ngi koy pataxlu seen tiré na ko lonk na ko caxabal roof na galgal léegi ma ngi koy xattar bi jiitu na Ada Fass daanu na njool doo ko xattar bee noonu da ko bàyyi ba mu déclenché mu roccee ko mu jiitu Ada Fass def na action mais c'est trop risqué ku la sut doo bëreeg moom noonu Caatu Baay Paate ak Ada Fass ñoo di mbooloo ma ña ngay ñibbi ñoo di mbooloo ma ña ngay ñibbi waaw waaw te ay mbër yu ndaw lañu mais dañoo am ginnaaw ndeysaan arbitre sifflé waat na Loobu Yoff ak Fourrière Loobu Yoff ak Fourrière gëdd na ko dóor ko mu replier jam na ko arrêt léegi Loobu Yoff ak Fourrière Loobu Yoff waaw jam na ko léegi arrêt bu dal daw na jël ko mu rasu Loobu Yoff a ngi ca wet ga jàll na Loo ma ngi ca wet ga Loobu Yoff ma ngi ca wet ga ñu ngi teyante génne na ko léegi jeex na Fourrière am na victoire cinquième avertissement jeex na cinquième avertissement victoire Fourrière arbitre sifflé na ñu ngi lay atoo ni Caatu Géwél ak Djigo sànni na léegi Caatu Géwél moo tent bopp bi waaw dox na ci koom xeex nañu Caatu Géwél ak Djigo damante nañu baaraam Djigo fiile na ko xeex nañu ñi ngi xeex Caatu Géwél ak Djigo lank na ko mboot daan na ko jël bi rëy na Djigo daan na Caatu Géwél jël bu rëy laa ilaaha illallaah jël bi rëy na xale bee dàq boot jaboot jël bi rëy na fils maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay père. tey bés bi yaa waroon a bëre grand combat bi sa adversaire am blessure gis nañ ne da ngaa andi sa xarit du ma ne poulain mën naa ne xarit ñu taan ko moo tax gis naa ne da ngaa découragé mais tey nga waroon a bëre woo jëm fin saison su ma la doon laaj ban jàngat nga ci am. métti na trop dëgg yàlla ndax ngay bëre combat mu des ñetti fan mu yàqu métti na mais yàlla noonu la ko bëggee foog ñu sant yàlla ndax yàlla lu mu bëggul du am quoi maa ngi master sama adversaire loxo bi yàlla wér mu ngi ñu bëri ko si jàmm ma daan ko. mais fii sa affaire yi rafet na. merci waay. mais ngay waajal sa combat ak armée Luc Nicolaï moo ko tëgg préparation bi fu mu toll. waaw combat yi instant bi moom daanaka saison bi tëj na ba pare waaw ñu ngi ak suñuy xarit suñuy copains di vacances xam naa après tabaski bi rek incha allah ñu jublu si combat bi parce que war nañoo dem bitim réew entraîné ji quoi waaw ñu koy waaj bu baax a baax kon ni ñu doon waajee yeneen combat yi rek combat la aussi boo xamante ne dañ ko fonk parce que am na fu mu ñu mën a yóbbu. moom ak Ramdan ak Sokh Ndongolo Pape Mbaye général bu Fass ñàkk jëriñu waa gis nga doomu daango ngi noonu waa kooku mobile la doomu daango tus na léegi ba dem kooku mobile bu Grand Yoff mbooloo la moom ak Sokh ak Ramdan waa gis nga xam moom nag dafa dégg. pare nañ si laa mel. billaahi ma dem kër ga ma ñëw fekk sama gaay ma ne sama papa damay bëre ji mu ne ma fii de yàllaa fi ne. sama papa na fii de yàllaa fi ne. ñaanal la. man taw takk ma ne làmba ji làmbi jaay perek la ñoo leen dem. billaahi. nga jaayante ko ma jaayante takk moo tax gisoo ni ma bëre. dinañ jël si ci ni nga bëree. waaw dinañ jël si ci ni nga bëree. parce que léegi sax dafa yëkkati pokotaan bi mais vraiment man ak Max gis nañ ko taab bi ci nekk toll na ni sama bopp bi. taab bi taab bi bënn na. non li ma ciy wax mooy am na ndam yal na ko ndam li jig. mais damaa feebar bëre ak ni mu ko waxee. loolu moom boo lëgee bu mu la dalati. parce que c'était trop risqué nag. waaw parce que dañ koy tere. waaw tey ba nga demee hôpital ñoom bañ la saytu sa wàllu wér-gu yaram mënoon nga am këyit. buy wane ni da nga feebar mënoo bëri. parce que non xam nga
normal yi léegi kii naan ki daa tardé daa entré woon hôpital waaye instant yi nice. non kon na defa ndànk rek dama lay teg ci yoon. mu gaaw kayit bi du tardé ba bésu làmb ja. boo indee médical bu wane ne da ngaa feebar dañuy ñëw yëkkati sa loxo adversaire yow doo bëre. tardé amul ba ci bés bi. feebar mën moom nañu yóbbu la renvoyer combat bi. mais loolu c'est trop risqué boo lëggee bul def loolu. waaw xam nga nag booy yi dañuy demee jeunesse demee fugg demee jom. mais nag aussi boo feebaree da ngay xam ni feebar nga donte yàlla may na la ndam safaan ba mënoon na am bu amoon tamit da ngay toog naan dama feebaroon nit ñi duñ la gëm. donc yooyu yëpp mais Alaaji Malick ak li mu wax daanoo ci gën a tuuti. daanoo ci gën a tuuti. li la ci mënoon a fekk nag. wallaay te après lamb. ñetti biteel ñu samp la ko. poqotaanam bi mu ko yëkkatee mënoon na la jural leneen ba doo tal waxi bëre du poqotaan bi mu ko yëkkatee dama ko di fiis dencal ma lii parce que lii dafa extraordinaire ay ca ñu ànd dem ba stadium Iba Mar Diop ànd ak Fallou Ndiaye production. ndeysaan Bébé Balla sëkkatal na ko imposé replié ñu ngi lay atoo ñoom ñaar damante nañu baaraam Bébé Balla sànni na daw nañu daje ñi ngi waaw sërxal na ko bu sew waaw imposé nga koy dóor waaw Bébé Balla téye na fayu na xale yaa ngi bëre bu rëy ma ngay wax ak public bi Bébé Balla waane la ma ngay fecc waaye loolu wóorul ma ngay dox fàq na ko mu rëpp mbaar na ko waaw ma ngi koy weeru daan na ko imposé daan na ko Bébé Balla lim doon def loolu du bëre mënoo bëre di fecc da ngaa war a respecté ñi nga àndal loolu du bëre ne ko entraînement loolu du bëre ñu dégg ne waxtaan ngeen ak CNG ak yéen promoteurs yi ak ministre des sports ñuy laajaat combat bu mag boobu ñu doon seenu kañ la. waaw comme ni nga ko waxee rek yàlla moo ñu sàkk ñun ñëpp sàkk ñu nag ak ay mbiram bii paa mu indi dogalam dogal bi mooy lan combat Lac de Guiers 2 Modou Lo ñu prévoiroon ko le 16 juillet yàlla indi li mu indi muy ndogalam ñuy ñaanal ñi ci wàññiku ñi ci gaañu ñu ñaanal leen yàlla yëkkati leen jàmm ak salaam ñu nekkaat ci seen ay activité bi loolu amee it toog nañu ay diir ndax ay élection daf fi amoon pour que kilifa yi jël seen ay responsabilité wax ak ñun semaine bi passé woo nañ Assane Ndiaye CNG mu ngi teewoon ak ministre bi ñu toog waxtaan ñu jàpp xamal ñu ni daal datu le 29 octobre bëgg nañ ci ma organiser Modou Lo Lac de Guiers ma nangu ko waaw noonu daal la mbir mi demee incha allah fii ak ay fan ñu commencé waat préparer li Sénégal gépp di xaar ñu daal leen koy jox su ko defee làmb gën a jëm kanam. leen li may wax mooy dégg naa am nañu jotoon a jënd ay billets ñooñu dëgg la wala nooy def ak ñoom. ñi jotoon a jënd billet incha allah képp ku ci yor sa billet bu ma commencé jaay billet yi ba ma indilee billet boobu ma jox la billet bu bees. beneen bi ma lay laaj mooy gis naa saa wu saison di bëgg a tëj
nga taxawal affiche bu mag loolu day mel day bëgg a dëggal li nga waxoon ne avocat wu lamb ji nga doo bàyyi lamb ji suux ma dégg ne tëgg nga combat bi dox ci diggante Siteu ak Gouye Gui looy wax téléspectateurs yi. waaw sant yàlla rek comme ni ma ko waxee woon rek lamb moo ñu soxal lamb ci la ñu yàlla nattoo Siteu Gouye Gui comme ni nga ko waxee taxaw na yow yaay manager u Siteu. ma bëgg nga dellu si waat ci élection bi nan la tëddee. waa élection bi def nañ ko ci jàmm ak salaam wote nañu gañe naa dogalu yàlla la xanaa di sant ñi fa teewoon ñëpp muy menacé di amateur di promoteur bépp ahlu làmb daal képp ku fa teewoon rek sant naa la gërëm naa la rawatina nag sama bokk menacé yi nga xam ne ñoom laa bokkaloon affaire bi dañu xam ne lii mënul ñàkk ñu def ko mais du xuloo du xeex du doole du dara mbiri sunu borom la. ci suuf Lamine dee ma joxaale loolu. xam nga defoon nañ fa signature contrat. Balla Gaye numéro 2 ak Eumeu Sène. dëgg la. tey ñu def fa làmb troupe ndaw rab bi nii ñëw. séeréer yi ak seen leket yi. taarix génn cosaan génn. loolu dafa am solo alaaj ndax ñun ñoo ko moom jëggaani wuñu ko. jëggaani wuñu ko. mu doon loo xamante ni dañ koy rafetlu mbiru Lions yi nag bu la ci kenn nag alaaj Malick njiitu réew moo ne woon ku def lu rëy am lu rëy. ñoom waxuma def lu rëy waaye defeti nañ lu rëy. defeti nañ ko. kon yeyoo nañ jërëjëf. recevoir leen jox leen li ñu yelloo ndax it nag réew mépp lañ ko defal. ñaareel ba li tax ñu yeeyoo ko mooy bëri nañ ñoo xam ne ay ndaanaan lañu mais dañuy moytu équipe nationale dañ naan amul xaalis mën nga faa am blessure sa carrière yàqu. dañ toog fi xaar bëri dóor bi. dëgg la kon ñoom bu ñu jëlee risque yooyu yëpp dem ne suñ réew jaral nañu ko nag bu ñu yeeyoo njiitu réew meeg ñi mu àndal war leen a recevoir nag sargal leen Alaaji Maalik. loolu jaadu na te loolu également c'est légitime ci ay nit yu nga xam ne dañu dem indi raaya indeeti raaya yëkkati drapeau Sénégal jeu de la francophonie yaakaar naa ne l'attraction c'était l'équipe nationale de lutte du Sénégal ci seen wàllu liñ doon wone ci seen wàllu niñ doon bëree mais ci seen i débat débat ak seen i xarfa xuufa ak seen i bàkku loolu moom moo toj francophonie bi ba ñëpp kontaan ñu jël fa fukki médaille tey bu Sénégal pesé sur la balance ci wàllu médaille lamb moom moo ci def lu am solo kon yaakaar naa ni war nañu ko gën a gestu war nañu ko gën a dooleel alors ñu daal di nag dugg ci bëre dóor dem stadium Iba Mar Diop ànd ak Fallou Ndiaye mu def fa journée bu am solo également suñu première invité tey nekk ki nga xam ni moo di Bébé Birahim moom moo fa bëre ak Moussa Balla Gaye mais mu nekk journée bu nga xam ne aussi la mu ca dëxëñ moo di présenter tournoi bi nga xam ni war na ko ameel saison prochaine mu nekk lu mel ni CLAF mu doon CLAF nee na ma danaa ko tuddee tournoi ndax ginnaaw ba CLAF bi Gaston la woon bi boo seetoo ci interview bi sax nee na dinaa wax nan laay tuddee tournoi bi mais loo ci mënti dégg muy initiative boo xam ne dañ koy rafetlu mais bara ñoo sori rek pour ma bañ a fàtte samedi bi di ñëw bu ci yàlla àndee moo doon nuit des arènes bi CNG di organiser chaque année saa wu làmb ci tëjee fii lay doon ci Kiki Traiteur bi ne fii Maris sa fi nga ne fa lañ koy defee 20h30 ñi ci woo axlu làmb yëpp wala balaa loolu Serigne Modou Niang mooy tëj làmb ji suba waaw moom mooy tëj làmb ji suba mais samedi mooy nuit des arènes bi CNG di organiser Serigne Modou Niang am journée bu mag bu muy tëgg suba boo xamante ne Ziza moo koy bëri ak Modou Awa ñu ci woo njabootu làmb yëpp ñu saafonte tàggoo bër weer ak fukki fan ak juróom dellu si waat ndax bul fàtte nag ndax le 29 octobre Alaaji Malick saison bi day teel a ubbi mu nekk drapeau son excellence maître Abdoulaye Wade keroog bi ñu invité Serigne Modou woon nañu drapeau bi mu waroon ko tëgg Kébémer mais bi ñu demee ba mbir mi des ñetti fan muy jeudi bi ci la Serigne Modou Niang dugal li nga xam ne moo di demande pour ñu accepter ko manifestation bi mais il paraît que préfet bi moom moo bañ ni manifestation bi du fa am joxe na ay raisons de sécurité ay raisons de délai yu nga xamante ni 72 heures ferme ak yu mel noonu mais yooyu baaxul loolu dafay indi leneen wala boog mu indi beneen interprétation parce que bu ñu jëlee drapeau tuddee ko maître Abdoulaye Wade yóbbu ko Kébémer préfet bi dëgg ci tànkam ni drapeau bi du fi amee quelles que soient les raisons avancées nit ñi dañuy xalaat ni mbiru politique moom moo ko lal te je pense que Sénégal dépassé na stade boobu dépassé na loolu mënoon nañ ko tëgg foofu mu jeex Serigne Modou yanu événement fu mu jublu ñu ne ko du fa ba suba la koy indiwaat Dakar tëj ko je crois que yooyu bokkul ci lu nga xam ne dafay defar les autorités yi nekk ci dëkk bi également nañuy comprendre di jéem a jàppale ñi nga xam ne ñooy jël initiative parce que jël lamb décentraliser ko dafa bokk ci liy dundal gox-goxaan yi. waaw fii daal xam naa ne bu doon fii ci Dakar. bu incident amul bu mel ni bi amoon drame bi amoon wala yu mel noonu. bu lamb ji ubbee CNG dafa indépendant.
ñoom ñooy seet làmb ju war a am ak ju warta am. xaw ma nag CRG yi foofu nañ lay fonctionner. waaw autorité préfectorale ba daal moo ko tere donc yaakaar nañ ni daal mënoon na comprendre bàyyi làmb jooju am ñu tëgg ko ci jàmm ak ci salaam ku ñu mënti tëddee du drapeau mérité nga ko ci réew mi ku ñu mënti tuddi drapeau dinañ la teeru tatagal la jox la cër bi nga moom moo xam foo mënti bokk opposition ou parti au pouvoir c'est pas important li ëpp solo moo di ne nit bu ñu lay tuddee drapeau dafa am jikko ak melokaan bu nga xam ne dañ ko ràññee ci yow bëgg la jël comme exemple nga représenter le pays parce que tey bu ñu fàtte ni drapeau bi nga xam ne mooy drapeau bu mag bi diggante Modou Lo ak ki nga xam ne moo di Lac de Guiers ñu ngi ko tuddee son excellence le président de la république beneen drapeau bi nga xam ne tey moom la ñu war a tëgg ci diggante Ama Baldé ak Papa Sow ñu ngi ko tuddee le ministre des sports Matar Ba donc yooyu yëpp dafa bokk ci lu nga xam ne mooy rafetal Sénégal kon nañuy bàyyi yu sew sewaan yooyu nga xam ne dafay yàq rek te dafay tax nit ñi di ko jàppe neneen te peut-être que demeewul noonu ñu ngi lay nuyu mbër di la ziar muy bébé Birahim moom moo bëre niki démb yàlla may ko ci ndam dinañ jël soit ci ndam li dañ lay bàyyi rek nga nuyoo ak axlu làmb nuyoog waa Sénégal nuyoog ñi nga xam ne ñoo la jàppale. salaamaaleykum waa Sénégal waa Yoff waa Tubaab Jalaaw waa Ñangal waa Yeen waa Ngor waa Wakaam lébu yëpp maa ngi leen nuyu ginnaaw bu ma sante yàlla julli si yoonante bi di sant sama ñaari waajur di ñaanal sama papa yàlla dafal ko jàmm dafa feebar sama yaay yëpp dafa feebar. yàlla nañu wér ci jàmm ak képp ku feebar yàlla na la yàlla fëgg sa bopp feebar yàlla na yàlla fëgg sa bopp. yàlla dimbali nga tene jàmm. maa ngi leen di nuyu père. di nuyu ñëpp di nuyu Sénégal gépp. ci condition yooyu nga dem bëree sa yaay feebar sa papa feebar. ma feebar. nga feebar yow sa bopp. parce que yaa ngi may wax ne hôpital nga nekkoon. barki Seydina Mohamed. rawal. billaahi wallaahi tallaahi. rawal bi ma waree xëy bëre. samedi bi ma añee ba pare. si laa dem génne sama xel mi di tey may wàccu. wàccu yi bañ na nag bi ma añee ba pare wàccu yi bañ na du arrêté. may wàccu ba si guddi gi may wàccu i xëyaat di wàccu. loolu de moom day feebar loo nit. ma dem hôpital jam ñaaja. dëkk bi ku ne di wax naan mbër dafa feebar. mbër iska tappalewul ku ne di wax. billaahi père ku ne di wax. waaw ba nga demee hôpital luñ la defal. ñu defal ma ñaari butéel. ñetti butéel lañ la samp. waaw moo Fallou Ndiaye. mu ne ma sama yoon na aussi. yàq sa man wol sa ménager moo ab loxat na ma manaka ab loxat lii bi lay mujjee butéel bi. te bu jëyee incha allah dinaa ñëw. ma dem ma ñibbi sama kër ay 4 heures. 4 heures si ngoon. ma ñibbi sama kër fekk ma fa kenn ñëpp doxal seen soxla. yaakaar ni làmb ji du am. yaakaar ne làmb ji du am pare nañ si làmb ji. mbër mu feebar bu entré